gis tey ñuy waxtaanee borub Sénégal bi ñu ngi ci ligne bi ak docteur Modou Dieng docteur nu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay di leen nuyu fii. waaw yow ngay enseignant chercheur sa xam-xam màcc ci wàllum koom fële ca université Alioune Diop bu Bambey keneen ki ñu nar a àndal ci waxtaan bi di Aymérou Gningue monsieur Gningue ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di nuyu seen auditeur u RFM yëpp. waaw yow yaay président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. ñu ci waxtaanee donc bor bi nga xamante ni moom la Sénégal amee wala boog moo tegu ci ndoddu Sénégal ci jamono ji tàmbalee waxtaan bi ak Modou Dieng fi mu ne nii fan nga natt boru Sénégal bi ci fu mu toll. waaw si statistique gu banque mondiale yi. boru Sénégal bi moo ngi nekk actuellement si 7 505 milliards. 7 505 milliards. 5 milliards. foofu la boru Sénégal bi toll. waaw foofu la boru Sénégal bi toll. Aymérou Gningue suñu réew mi attan na lool. waaw attan na lépp loolu. ndax bor moom xam nga réew mu nekk. dafa am li ñuy tuddee say ressources internes mooy yi nga xam ne yooyu yaa ko moom. mu jóge ci impôts yi ngay dajale muy jóge ci li nga xam ni moom la entreprise yi fi nekk di liggéey. di dajale moom la ñuy tuddee ressources internes. mais problème bi mooy Sénégal c'est vrai am nañu. waaw may ma yeggale. waaw acca waaw ba tey. waaw xam nga boo amee ressources internes yi ba pare. yow yaa xam noo bëgg a tabaxe sa réew. xam nga Sénégal dafa am ay phase yu bëri yu fi nekkoon yoo xam ne daawuñu def ay investissement ci tali yi daawuñu def ay investissement ci électricité bi ak lu mel noonu. bu fekkee ne nag yow sa réew da nga bëgg mu jógee fi mu nekkoon pour yéeg pour dem ci lu gën a kawe te yow sa alal bi nga xamee ni moom ngay dajale ci sa biir réew mënu ko def da ngay dem wuti ku la lebal pour nga mën a liggéey loolu moo tax. ñu mën fi tabax autoroute yi ñu fi tabax moo tax ñu mën fi tabax aéroport bu baax bi ñu fi tabax moo tax ñu def ay investissement ci wàllu courant bi ba tey dëkku kaw yi di mën a am courant parce que loolu mooy li nga xamee ni réew boo ci nekkee te nga bëgg ñëpp bokk ci da ngay def loo xamee ni boo ko defee ku ci nekk ak fu mu nekk dina ci mën a jëriñ. waaw loolu nag waaye lebit baax na nga ci kaw nga leb loo mën a fay wala boog boo koy fay du doon jafe ci yow. waaw parce que Sénégal musul am problème pour bañ a fay. ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey service de la dette mosuñu am problème benn yoon pour mën a fay suñu dette te itam seen tuuma ni dinañu am problème bu mel noonu. d'accord dinaa dellu si waat ci yow léegi. Modou Dieng est-ce que Sénégal am na ressources yu ko mën a may. bor bi tege ci kawam mu fay ko. parce que ñun duñu fàttalikoo danoo bokk si benn mbootaay. ñu naan ko. ñu définir lu naan des critères de convergence mooy loo xam ne moo ñu war a booloo pour si ne nekkin yomb léegi si critères de convergence yooyu nee nañ dëkk bi mun na lépp ba juróom-ñaar fukk boo jël si téeméer si ay moomeelu boppam ñu naan ay ressources propres mooy 70% de ses ressources ou de son PIB loolu foog plafonner la dette tey jii Sénégal moo ngi toll si 62% mooy am na tuuti marge te doo xoolee année yi di ñëw sax marge bi day gën a yokk si nu ñu mën a lebee ba ndax découverte yu war a ñëw mooy si pétrole bi ak gaz bi waaye loolu du problème bi aussi c'est de regarder aussi le service de la dette ak lu muy doon tey jii duñu waxee sénégalais bu nekk tey chaque année dinañ fay 273 milliards lan daan fay en 2017 si 2018 ñu fay 364 milliards mooy yokk na 91,61 milliards. ba léegi sax loolu garaawul xam nga lan moo garaaw. mooy la programmation donc financière bu nu war a def tey doo xoolee lu mel ni dette doo koy def da nga naan dette bi du ma ko defee si 10 ans projet bu ma war a taxawal 5 ans wala 4 ans la war a durer léegi 6 ans yi ma liggéey si pour que loolu ma leb liggéey boobu mun a am njëriñ pour financer ko mais gis nañ ni yenn projet yi tamit lu jara taxaw seetlu la doo jëlee lu mel ni terre nga ni par exemple dama financer terre bi ñu lebal ma pour 10 ans léegi 10 ans yooyu terre bi du dawul ba rentable day poser problème. moo tax yenn maanaam daal boo demee lebi pour def benn projet ne la leer ne projet boobu na doon rentable. loolu mooy problème de programmation. tey doo xoolee nii loolu tamit ça fait interroger
sur tamit li nga xam ni lu naan sérieux ak nit ku dëggu ak nit ku mun a càmbar. parce que déjà état du defee noonu rek ci problème mu càmbar rek dañ ko koy wax beneen affaire tamit bu garaaw. mais xoola projet yu mag yépp Sénégal jëlal rek yi ci gën a mag. nga ni université Amadou Mahtar Mbow. nga ni aéroport nga ni TER. nga ni Diamniadio nga ni Lac Rose fan la Dakar. mais tey doo da nga yaakaar ne daal disparité dafa am ci anam yi ñuy séddale projet yi. ci réew mi léegi yow doo confiner tout le développement du Sénégal à Dakar. Quel est le potentiel de développer li nga xam ne nii mën na laa permettre nga am capacité de remboursement bu gën a ngand. tey par exemple ressources yu nekk bëtu Tamba xoolal Tamba tey lu fa nekk si ressource rek sur le plan agricole Tamba mine rek la ñuy xool. mais xoolal ndox bu am Tamba ak ressources yu am Tamba. donc yooyu yëpp daal ay ressources la yu ñu mën a exploiter. tey balaa may jël par exemple autant de milliards def ko terre bi tey jii doo ko defoon ci réseau ferroviaire bi nga xam ni nga def interconnexion des régions. nga xam ni nii loolu la ñuy wax gox yi nga xam ni da nga leen gën a fasantikoo. léegi foofu noonu ngay gën a ëpp potentiel que nii ñuy raisonner ci Sénégal. ci Sénégal d'accord professeur docteur waaw benn affaire rek laa doon bëgg a yokk. waaw nanu moytu aussi parce que Sénégal tamit ñoo ngi suivre tendance su dette bi. Tendance dette bi tamit il y a une bonne partie c'est de la dette à court terme. Et la dette à court terme est une dette très dangereuse parce que impérativement di nga ko fay ci ça dépend de la valeur te impérativement di nga ko fay ci délai bi. koy utiliser la mooy dette court terme yow mënoo kaa utiliser pour tabax dara. dette court terme da nga koy utiliser pour consommer ko. comme par exemple ma fay salaire. ma fay ci carburant. alors que dette long terme loolu la ñuy defee docteur tey ligne bi dinaa dellu si waat ci yow léegi président Aymérou Gningue évoqué na ko sànq la rentabilité de certains projets est-ce que côté boobu également bokkul ci liy gën a nasaxal wala boog gën a indi problème nguur gi. ngir ndëgër laay gi mu war a am ba fay mu def ko. waaw dafa am tuuti jaxase bu am te ma ko bëgg leeral. gis nga investissement. dafa am projet yoo xam ne da ngay xool seen rentabilité interne projet bi dafa am projet yoo xam ni c'est des projets structurants xam nga tey autoroute boo koy def doo xool rentabilité am à travers ñi jaar mais da ngay xool rentabilité am à travers li muy indi ci lu gën a gaaw pour nit ñi mën ko utiliser parce que gain de temps bu ñu def dafay nekk gain de productivité kon boo ko bëggee analyser rek ci projet bi ni mu toll ak li muy indi soo ko xoolee ci par exemple ci ay péage ak yooyu doo ko mën a saytoo noonu da nga koy xool impact bi mu am au plan macroéconomique. waaw parce que kuy defar aussi projet rek bëgg nga mu rentable. waaw bien sûr mais rentabilité doo ko xool ci benn fànn da nga koy xool ci lépp. loolu moo tax projet yi ñu def yëpp nga xam ne dañuy def ay investissement bu ci nekk dafay am rentabilité. beneen bi may bëgg a wax mooy yàlla daf ñu nattu effectivement Dakar ci territoire bu ndaw la mais ñu concentré fi lu bari. nit ñi dëkk Dakar bu ñu leen fàtte ni ku ci nekk bu fekkee yaa ngi jóge ci benn koñ di ñëw xam nga lan la ñu bëgg a indi. fexe ba dootuñu wax ni nit ki mi ngi dëkk ci 3 kilomètres Dakar mais danaan maa ngi dëkk ci 10 minutes Dakar. parce que gis nga gain de temps boo def dafay am gain de productivité bu muy indi il faut que ñu xalaate noonu te nag bu fekkee ni dañuy waxante dëgg rek ki nga xamee ni moo fexe ba nga xamee ni dañu bëgg ñu nekk ci àll bi investissement yi ñuy def ñu mën ci gis seen bopp. defe naa ni régime président Macky Sall loolu la indi. loolu moo tax investissement yi ñuy def tey ci énergie damay joxe exemple boobu rek. nga xamee ni tey Sénégal ba Sénégal jeex amuñu woon lu mat 1500 villages yoo xam ne tey am nañu courant tey fi may wax ak yéen maa ngi ci àll bi actuellement. tey ñu dem ba nga xamee ni ñu ngi frôler juróomi junniy village di saytu pour que village yëpp ci biir Sénégal mën a am courant kooku su fekkee ni dafa ay investissement yoo xam ne ni dafay am rentabilité ba pare am impact ci nit ñi boo amul xalaat boobu doo ko def. beneen bi ci des. dama bëgg a leeral lu bari. waaw comme ça dama bëgg ñu wax ne déedéet c'est très important. c'est très important que ñu xam ne. Sénégal ci ni muy lebee d'abord pour nga leb dañ lay wóolu pour lebal. parce que ñi ñuy lebal quand même duñu ay jaayil dañ leen di jox ay éléments yu wóor pour ñu xam ni yow lii ngay leb mën nga ko fay te fi nga koy def am na lu muy jur loo xam ne dina ko mën a fay. parce que leb ñaari nit la ñaari parti la ku ñu wóoluwul kenn du la lebal. yow boo bëggoon a leb te nga xamee ni yow remplir aux conditions yi boo demee ci bitigu naar ko sax du la lebal kon leb dafa nekk loo xamee ni nii
lu am njëriñ la ci am réew boo xam ne dafa bëgg def ay jéego. d'accord beneen bi may mujj nag. waaw mooy gis nga suñu ressources internes yi ñu am. ba léegi mën na fay lépp loo xam ni service de la dette la. Sénégal mosul am défaut de paiement du service de la dette. te xalaatuñu tam mu am ko te li ñuy yaakaar ci alal ci réew mi pour mu dugg fi. dinañu mën a permettre ñu mën ko fay ak nu mu mën a toll. loolu mbaa wóor na maa ngi yaakaar am alal maa ngi yaakaar am alal tax may lebi. déedéet waxuma loolu dugalaguma ko dama ne. dama ne Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba fii may wax ak yow. mosuñu am problème mu paiement du service de la dette mosul am te du am. d'accord président xam naa dinaa dellu si waat ci yow léegi pour jeexal waxtaan bi. ñu le temps que ma dem si Modou Dieng alors docteur fi mu ne nii UEMOA dafa fixé seuil yu endettement bi ci 70%. ak li ñu jot a am nii est-ce que yaakaaroo ñu.